télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun benn waxtu di 1h jot na bisimila ci xibaaru digg bëccëg gi. la ci gën a fës ñàkk yi ñuy ñàkk nit ñi ngir aar leen ci mbas mi ministre de la république ba woon di maître Oumar Youm moom nee na du ñàkku ji ci yile jamono li tax moo di gis-gisam ndax ñàkk yi bariwuñu du yoon ñoom ñi yàlla mane gan wala ñuy boromi daraja di ko ngar dajjo bàyyi askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw wala ñi ko gën a yittewoo moo tax li fi ne ci ñàkk nañu ko jox ñi ko gën a yittewoo loolee mooy gis-gisam moom ministre de la république ba woon di maître Oumar Youm diwaanu Kees tàmbali nañ fa tey ji campagne bi nga xam ne moo jëm ci ñàkk askan wi ci woyle wàllu gouverneur ba di Mouhamadou Moustapha Ndaw ak kilifa yëngu ci wàllu politique ak kilifa diine yee foofe ñu fas yéene ci dugal seen loxo bu baax a baax ci ñàkk yu njëkk yu lu toll ci ñeent fukk ak ñeent ci ay junni moom la ñu bëgg a ñàkk kon doomu aadama yee ca boobile diiwaan beneen diiwaan mu di Tambacounda ak lakk goo xam ne nemmeeku nañu ko fa mu bari lu mu fa yàq askan wa nekk ci jaaxle jamono ji ku leen dimbali la ñu bëgg Moussa Omar Gueye dana ci dikk ak ñun ci ay leeral ci xibaaru digg bëccëg yi tukki bi ñuy amal ca diwaanu Casamance tey jii Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop di tag ak ñun ca diwaanu Jembereng barab la boo xamante ne ji li ñu koy dégg bari na dëkk ba naat na waaye géej ga ak na muy taañaañal di wutali dëkk waaye mooy li ëlëm askan wi jur leenub jaaxle loole sax fi mu ne la ñu gën a yittewoo ci ku leen ko fajal danañ ci ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci reportage ci xibaaru digg bëccëg gi mbokk yi lii mooy li ci gën a fës ngeen taaxeer lu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen bu baax a baax dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaar yeeg lu ñeel woppi coronavirus ci réewum Sénégal tey jii bilan bi nga xamante ne ji am na ko wax na juróom-ñetti doomi aadama yu ñàkk seen bakkan wax na it lu toll ci ñaari téeméeri doomi aadama ak ñaar fukk ak ñeent yu corona dolleeku ci lim bi fi nekkoon yeneen i leeral ci tolluwaayu mbas mi ñu ànd ci ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak fukki test yi ñu def. ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñaar cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé maanaam bu jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak fanweer ak ñaar ñi nga xam ne ñooñu lañ tuddee communautaire mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñaar téeméer ak fanweer ak ñeent si malade yi entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi am nañu tan dinañu génn tey bi si yàlla àndee juróom fukki malade ñoo nekk réanimation juróom-ñett ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñeent ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-benn téeméer ak fukk ak benn wér nañ si juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci loxo docteur yi ak ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci service hôpital yi. ci bi campagne vaccination mooy ñàkk bi mu tàmbalee ci Sénégal ba léegi jot nañu am ñaar fukki junni ak ñett ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne jot nañ ci ñàkku yi ni mu waree. ñàkk yooyu mu jeexale ñu tàmbali ko ci réew mi ci diwaan yu bari fële ca diwaanu Caajaay maire ba kii di maître Oumar Youm doonoon it jamono. ministre des infrastructures transport terrestre ak désenclavement moom nee na du ñàkkoogum léegi li tax du jël ñàkkam mooy gis na ne daal ci askan wi am na ñoo xamante ne ji ñoo gën a yittewoo ñàkk yi am na ñoo xamante ne ji ñàkk leen moo gën a doon farata ci ñoom te ñàkk yu doyul nañu ko jox ñi ko yellool te ñoom ñi nga xam ne yàlla mane na leen gan ñu bañ ko ngar dajjoo diwaanu Kees door nañu campagne bi jëm ci ñàkk askan wi ngir aar leen ci woppi coronavirus ji li ñu fas yéene ci phase bu njëkk bi mooy lu toll ci ñeenti junniy doomi aadama ak ñeent fukk ak ñeent ñu fexee nu ñu leen ñàkkee nañu ciy jiital mooy ñi nga xam ne ay mag lañu am lu toll ci juróom-benn fukkeet ak lu teg ñi sooxale feebar yu jar taxaw ak ñi nga xam ne ñoo di fajkat yi loolee mooy seen bëgg-bëgg muy woy politique yi di gouverneur bu Thiès ak ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ca boobu le diwaan ñoom ñëpp taxaw nañu temm ngir campagne bi li ñu ciy wut ñu am ko Cheikh Anta Diop Sey Latir
bu mag bi ci gouvernance la ñu ko defee ñi nga xamante ne ay mag lañu ak ñenn ci ay kilifa jëkk ci ñoom ngir ñàkk leen gouverneur bu Thiès nag rafetlu lu nu mel. di wax nit ñi ne ñu góorgóorlu aussi parce que vaccination bi moo ñu may ñu delluwaat normal marché yu ubbi nañu waroon ubbee jakataay daw nañu waroon dawee transport bi circulé la mu war a circulé activité économique bi mën a reprendre nañu war a mën a reprendre suñu bëggee loolu il faut que ñu vacciner. kilifa politique yi kilifa diine yi ñëpp dikkoon tey jii ci gouvernance ku ci nekk nag sàkku na ci askan wi ñu dem ñàkku ji. yonent bi dafa digle ne li kulli daa in dawa fa tadaawu mu ne feebar bu nekk am na paj mu ne nag na ngeen faju lii nga xam ne nag dañoo dajaloo fii faju la. dañuy ñaax population yi ñu bokk ci li nga xam ne mooy vaccination bi ñëw ñàkku ku la nag na ñàkkul sa wérgu yaram la bëgg te jàpp naa ne wérgu yaram mooy loo xamante nii li olof Njaay di wax bala nga ne naam ne fa. ministère bi mu ngi accompagner campagne nationale de vaccination bi ndax président de la république dafa waxoon dañu def une plateforme numérique bu am solo kuy vacciné wu ñëpp la ñuy am ci plateforme bi di leen suivre ak yooyu yëpp donc loolu lépp am na solo defe naa ni tey numérique bi mu ngi ci xolu également santé bi ñu ngi accompagner la santé. Sénégalais ñàkku leen ngir ñu mucc ci mbas mi ku ne dellu ci farataam ak sagoom. kilifa yi ngànk nag wàllu wér-gu-yaram fii ci diwaanu Thiès ne nag na ñëpp jóg nag fexe nag waxtaan ak ñi nga xamante ne dañoo bañ a ñàkku ngir ñoom ñëpp ñu bokk ci campagne bi ñàkku. wutali diwaanu Fatick foofeet gaañ taxaw nañu temm ngir campagne bi jëm ci ñàkk askan wi ngir aar leen ci mbas mi lañu ca bëgg ñu am ko Aminata Goudiaby. benn waaye takku der yi chef de service yi autorité administrative yi ak politique yi ñoom ñëpp ku ci nekk jël nga dose bi loolu nag dañ ko def ngir wan exemple bu baax ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi dëkkee ci département bu Foundiougne ndaxte foofee ca gox ba li ñu jot a am ci ay cas Covid 19 ci deuxième vague bi dafa bëri moo tax nag ñoom ñu jàpp ne nanguñu vacciner la ab acte citoyen la. ñuy ñaan rek askan wi yëpp jóg taxaw fas yéene ñëw vacciné wu ndax jamono jii ñu toll mbas mi dafa salfaañe koom-koomu réew mi waaye dafa salfaañe aadaay réew mi waaye dafa salfaañe dundu réew mi kon loolu rek war na tax tey bépp Sénégalais fu mu nekk war na taxaw ci xeex mbas mi mu génn fi. ci département bu Fatick rawatina ci biir arrondissement bu Niakhar lancé nañ fa officiellement li nga xam ni moom moo di campagne de vaccination bi autorités yi nag di wax ni sensibilisation gi dañ ko war a gën a taral ci dëkk yi nga xam ni ñoom ñoo féete ci kaw gi. ñun ñëpp fii à Niakhar ñu ngi mobiliser wu pour que véritablement suñu population yi ñoom defi vaccin bi lii nag du sunguf lii du reen lii du mocc mënu ci dara. foofee ca Ñaaxaar nag kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wérgu yaram gi seen mëbët mooy vacciner lu ëpp 90% ci askan wi. dinañu def ay émission rajo pour toucher le plus grand nombre de la population su weesoo loolu tamit du tere dinañ def ay caravane de sensibilisation ñu xam vaccin bi ñu surtout ñu may leen kàddu ñu mën a laajte di ko. vaccin bi nag naam teew na waaye du tere nit ñi war a gën a fonk di respecter li nga xam ni moom moo di geste barrière yi. maanaam ñàkk wi taxul ñu bàyyi yeneen yi nga xam ne doon nañ ko def dañuy ñàkku gaa mais danañ continuer waat di takkaat masque yi danañ continuer waat di raxasu danañ continuer waat di respecter les mesures barrières danañ continuer waat donc di moytu yenn mbooloo yi donc mesures barrières yooyu fi nekkoon ñàkk bi ñëwul pour remplacer leen dafa ñëw pour àndaat ak ñoom. ci xayma nag nee ñu fii léegi at bi di jeex ci région bu Fatick fas yéene nañoo vacciner lu tolloog 160 000 personnes. Njamakuta ma nga ca diwaanu Bunkiling frontière Gambie foofe la nekk askan wa fa yeewoo newoon ci jafe-jafe ngir bu ñu fajoo lu ñu mën a fajoog fan la ñu mën a fajoo bu ñu feebaree loolee nekkoon kon seeni jafe-jafe andi nañu ci saafara demoon na sax ba yegg ci ku ci wopp da ngay dem ci réew yi ñu wër ngir mën faa fajoo ndax paj ma jàppandiwul ca boobu de diwaan ay matuwaay la ñu ci jël jamono ji askan wi bég ca lool Bakary Konté di ñu ci indil ay leeral ci caméra Xaali Jàmme. Njamakuta bokk ci commune yi gën a rëy ci département bu Bounkiling ñoom nag dañu am frontière ak Gambie wante nag dañu manqué lool ay infrastructure sanitaire population yi nag dañuy obligé dem ba ci Gambie dafa fajoo. boo demee fii ak Sédhiou wala fii ak Bounkiling il faut nga génne xaalis bu bari parce que dangay paas dem paasan ñëw boole ak li ngay lekk foofu boole ak ordonnance bi ngay jënd foofu bu dee nag fii ak Gambie nag dafay yomb boo amee 5000 boo demee dangay fasa ñaari doom wala sa ñetti doom nga mun a ñibbi si waat ñëw loolu la moo tax ñu ngi koy jànkonte te ñu ngi koy def nekk ko suñu coobare nag waaye nag bu doon suñu sago ñu yem ci suñu dëkk ñu mun a faju suñu réew ñu mun a faju suñu gox
waaye nag garab bi moom moo manqué moo tax ñu ngi wéy dem di Gambie. ndaw yi nag nekk ci benn association de développement fii ci diwaanu Njamakuta di ne dañu bëgg poste de santé bi ñu daal koy def centre de santé. ñu sañoon nag gouvernement bi ñu gën ñoo jàppale au moins ñu am centre de santé ñu gën a yëg suñu bopp si dëkk bi parce que boo seetee dëkk ci dëkk bi aussi munoo si sax faju dafa metti boo jógee fii nii boo feebaree il faut nga dem ba Gambie wala nga dem ba Seena wala yenn kii yi dafa xaw a metti donc li gënoon mooy ñoom nuñ ñu mën a dimbalee ba ñun ñu am centre de santé moo ñu gënal. da ngay gis koo xamante ne day nekk en état ba tollu 9 mois sax parfois ñu war ko évacuer am na ñoo xamante ne du ñu am moyen pour kii ambulance bi dañuy obligé yéeg saret loolu ay risque la. association boobule daal di may benn appareil échographie poste de santé bu Njamakuta. amoon na ay waxtu ay jamono dañu doon déplacé wu fii ba Bunkiling pour def écho tey diggante Bunkiling ak fii sori na lool te yoon bi baaxut kon écho bi ñëw na loolu yëpp yaakaar naa dina gën a wàññi tolof yonte ne famille dañ ko jànkontoo ci dem échographie bi. Njamakuta ak Gambie ay kilomètres yu néew ñoo leen séparé poste de santé bi nag nekk fii ci diwaanu Njamakuta di recevoir 11000 habitants ñoom nag ñu ne dañu bëgg ci nu ma gën a gaawee ñi daal di ériger poste de santé bi daal koy def centre de santé. lakk gu metti moom ca diwaanu Tambacounda ca gox bi ñu naan kër Serigne Modou Mbacké Sy lu bari ca sàq yàq la ñu fa dencoon yëf yi yóbbu na ko lu bari ci néegi ñax lakk na foofe tax daal ñu sonn nekk ci jaaxle di sàkk ku leen wàllu foofe ca diwaanu Ndam ñu ànd fa ak Moussa Omar Gueye. daal di am ci dëkk bi ñu naan Ndaam diggam ak Koupantoum toll ci 12 kilomètres kër Serigne Modou Mbacké Sy daanaka yàqu-yàqu yu bëri na fa lool rawatina li nga xam ne dañu bayoon ba góob ko waaye itam ba tey lakk bi mu jógee ci ngooñ mi nga xam ne yàqu na ko dafa daal di romb miir bi dugg ci bâtiment bi lépp lu fa nekkoon ci ay meuble daanaka daal di lakk ba jeex tàkk. waaw déedéet wax dëgg yàlla def na nag jur gi ak doomu aadama kenn lëru ci moom. yàlla def na démb la am bi muy am ci ay bori 1 heure jàpp 2 heures ci àll bi la bàyyi ko nag waa dëkk bi génn mobilisé dem ci àll bi ñu fay mënuñ ci dara safara bi dinaaw ba dugg ci dëkk bi dëkkee benn kër gu ñuy wax booy kante bu dal këram lakk kër ga mu jeex tàkk après ba fa bàyyi ko nag mu dugg si kër Ndaama Jeng maanaam néeg ngooñ bu lakk ko ba lakk ba pare mu dugg kër Keba Diop lakk kër ga ba bàyyi fi benn néeg dugg fii kër sëñ bi lakk fi juróom-ñaari néeg ak ngooñ mi gis nga ni yéen a ko gisandoo ni mu demee nii après mu waaw ngooñ la waaw lépp ngooñ la ngooñ bu bare fi nekkoon ay ñaari néeg sampoon nañ ko fi ba mu fees ak ngooñ bu bare ba teg après maanaam kër Keba Diop mu lakk ko lakk kër Moustapha Ndaw bàyyi fa dara lakk kër Babacar Dieng bàyyi fa dara lakk kër Moon Ndaw ngooñ ma waaw bu ñu ko seetee daal lakk na fi juróom-ñaari makkaan ay kër waaw wax dëgg yàlla sonn nañ ci loolu nag waaye dund jur yi moom lépp jeex moom. et puis ndox amu ci dëkk bi ndax ñun suñu faraat bi mu paane ak léegi ëpp na at daanaka dañuy rootaan ci dëkk yi nii ci kaw bu fekkoon ndox amoon na fi sax métti du mën na bañ agsi fii nii lii moom sa bët la ko may du luñ lay expliqué da nga koo gis. metti na loolu daal moo ko tabax ci poste boppam lii di poste santé bi moo ko tabax ci poste boppam lii di kër gi moo ko tabax muy daara ji dafa bañ ba tuddee ko kër Sëriñ Tuubaa muy kër gu wàcc fay ndax daanaka ku ñëw fii ngay wàcc ba tey moo ko tabax ci poste boppam. même sëg yi daal di wuñu mucc ci lakk boobu nga xam ne am na ci dëkk bi ñu naan Ndaam. kii di directeur école franco-arabe bi di Adama Saxanoxo nee na daal élèves yi li nga xam ne moo nekkoon ci seen ay jumtukaay seen kaye ak seen ay yére yi nekkoon ci biir kër yi daanaka dafa lakk ba jeex tàkk. Gàbb Diop mu nga ca diwaanu Bambey askanoo fay dund ñoom it ñoo ngi ciy jafe-jafe sabab li moo di yoon wa ñuy tabax mu dox ci yoon wa ñuy kon defar mu dox ci diggante Bambey ak caytu moo tax seen dëkk ba dafa dagg dem fa yombul jóge fa dem feneen nit yombul indi na leen jafe-jafe yu mat sëkk daal mer mu rëyit la jur ci ñoom Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. mëntuñoo tukki bu normal diggante Gàbb Diop ak Bambey tabax biñ doon tabax yoon wi lëkkale caytu ak Bambey te ñu taxawal liggéey ba. moo tax yoon wi kenn mënatu cee jaar digganteem ak Bambey toll ci 20 kilomètres ak juróom-ñett moo tax askan wi di yuuxu wàllu. bi liggéey bi tàmbalee léegi nag rëq-rëq yi pour oto ñëw fi moom jafe na trop waaw ndax wax dëgg yàlla léeg-léeg oto sax nga tëdd ba minuit ci guddi ñu woo la téléphone pour nga dimbali ji leen pour génne leen wax dëgg yàlla waaw. oto yu mag yi nag kenn mënatu leen faa gis ndaxte liggéeyu jumaa gi nga xamante ni tàmbaliwaat nañ ko ci Gàbb Diop ba fii li ci war a dem mënatuñ koo am ndax yoon wu bon. wax dëgg lu problème boobu moom am nañ ko fi mu toll nii camion moom pour mu agsi ci dëkk bi moom problème la léegi. liggéey bi moom loolu rëq-rëq boobu moom moo ngi ci bu baax a baax
ndax li ma la wax rek démb comme ni ma la ko waxee oto ciment bi dañoo mujj jël oto bu ndaw xale yi dem di ko décharger di ñëw te xam nga loolu coono bu méttee métti la. askanu Gap Diop li ñuy ñaan mooy ñu yeggale liggéeyu yoon wi nga xamante ni moo jógee Bambey jàpp gaawaan jëm ceytu te tamit ñu fexel leen ci aw xàll woo xam ne ni dina dem ba ca seen dëkk ba. weneen yoon a ngi mu di yoon wi dox ci diggante Kaffrine ak Nganda boobee ba léegi askan wi di sàkku ñu defal leen ko goudron daanaka juróom-benn fukki at ak lu teg ñuy sàkku lu ni mel seen càkkutéef la am na saafara ñu bëgg ci lool nag waaye bëgg nañu it ñu boole ci nag luy taxaw ci wàllu kaaraange gi ngir dem beeg dikk bi mën a gën a antu ci anam yi mucc ayib Oumar Ndiaye ciy leeral. yoon woowu dëpp ci suñuy maam ba léegi mu doon jàmbat lu yàgg mu mujj antu nag mu doon lu askan wi rafetlu. gërëm gouvernement Macky Sall ci réalisation bi mu réalisé tali bi nga xam ne nii depuis 60 ans suñuy maam ak suñuy baay ak suñuy yaay ñu ngi gërëm Macky Sall ak gouvernement am di ko ci sant ndaxte loo xam ne nii population bi soxla woon na ko loolu def na ko. mu di yoon woo xam ne dina yombal dem beeg dikk bi gën a ñoŋal koom-koom bi ci biir diwaan. dinañ mën a fexe ba li nga xamante ni mooy mbay mi lañ ca jëlee ñi di ko mën a génnee ci gox-goxaat yi ci nu mu gën a gaawee di ko indi Kaffrine waaye aussi li nga xamante mooy. li ñu war a joxe ci ay intrant muy ay jiwu fu mu war a dem ci gox-goxaat yi dina fa mën a dem ci temps bu gàtt waaye it ku ne xam na ne Kaffrine dafay nekk carrefour bu ñu defaree Nganda Kaffrine ndax xam nañ ne tey ñi nga xamante dañu jógee Saint-Louis du Sénégal war a dem Gambie dañ doon jël yoonu Kaolack bi te bu fekkee ne jaar nañ fii ci yoonu Nganda Kaffrine moom mooy yoon bi gën a gaaw gis nañ ne ñiy jógee ba Ourossogui Matam ñiy jógee ba Richard Toll yoon bi leen gën a gaaw ci dugg biir Gambie yoon bi lay doon. waaye nag ba léegi njaw des na xamin yoon woowu day mujj nekk célébé yoon ba tax nag dem beeg dikk bi dana fa takkarnaase lu ni mel moo waral askan wi nag di sàkku ñu gën a ñoŋal kaaraange gi ci diggante boobu. ndoon boo xam ne dafa xaw a nekk zone de frontière dañoo am problème de sécurité léegi gendarmerie bi pare na mais ba mu paree ba léegi ëpp na 1 an ñu ngi xaar amaguñ benn élément poste de police bi tabax nañ ko ba pare na mais amuñ benn élément donc sàcc yi lu leen neex ñu ngi ko fii def. te kenn mënu leen a jàpp donc dañoo am problème de sécurité. yoon woowu nag dina gën a tax diggante Kaffrine Nganda Diamagaajo ba Kawur ci diwaanu Gambie gën a ratax ci dem beeg dikk bi. borom jur yi mu di éleveurs yi ñoo ngi ci jaaxle li ko jur moo di xont bi ñuy xontee seenu jur njëg a yokku na lu mu gàtt gàtt muy ripaas bi wala aliment bi ñaar téeméer ak lu teg yokku na ca. kilifa yi jiite réew mi ne ajuwul ci ñoom maanaam yëf fii ci àdduna bi la jóge loole nag ku leen ci dimbali ñu jël ndax daal jamono metti na reportage Salif Sow Asmalik Diop. Voire plus. Avec la Covid, il est difficile d'écouler nos poulets sur le marché. Les restaurants sont fermés. jaaykatu sànni si timis ñu dem fatu ji da ngay ree ba tas quoi. Maïssa, éleveur, tire le diable par la queue. Face à l'augmentation du prix de l'aliment de bétail, le jus. Salif Sow doon ñu indi li leeral jëm ci li nga xamante ne ji moo di aliment de bétail di xontuk jur gi nga xam ne ak yokk am na ci yu fi jàppandiwul des na ci dikkaat ak yéen ci suñu yeneen jotaayu xibaar. dañuy wutali diwaanu Jembereng ma nga ca Casamance ànd fa ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci tukki bi nga xamante ne ji mi ngi koy def ca boobu le diwaan Jembereng barab la boo xam ne li ñu koy faral di dégg bari na dëkkin wa neex na lool waaye askan wa la leen gën a sonal bokk na ci géej géej na muy tàññañale wutali dëkkuwaay mu di avancée de la mer yëf yi sax dafa mel ni moo gën a doon ci ñoom farata woppi coronavirus ji ñuy wax nañ leen ci taxaw ndax loolee rek mooy li leen indi li gàllankoor ci seenu dund ak seenu nekkin ca boobu le diwaan Jembereng ca Casamance Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ñu ànd ceeg moom. ñu sori lool coow yi am ci dëkk yu mag yi Jembereng dina neex képp ku gàncax soxal ak histoire Jembereng di gox bu regroupé 6 villages ñu leen di woowee peuple awat fii joola kuwataay lañu fi làkk muy joola bu gën a diis ay garab yu yéeme ci àll bu feex di lu ñu mën a ràññee fii ci Jembereng ci atum 1845 wax nañu ni El Hadj Omar Foutiyou Tall ñëwoon na Jembereng teen bi moom moo ko fa gas boobu ba léegi bërëb bi nit ñi dañu fiy ñëw di barkeelu. bi mbas mi tàmbalee ba léegi nag cas de coronavirus amul Jembereng. fii Jembereng wax dëgg yàlla macha allah mosuñu am cas dañuy dem di sensibiliser jël caravane bi di dox dina nit ñi ñu feebar na ñu ñëw hôpital. ndeem kenn feebarul fii ci Jembereng ci coronavirus bi
waaye ci wàllum koom-koom dëkk bi yëg na ko bu baax. ñun dañuy yëngu ci affaire tourisme bi la ñuy yëngu gis nga ni sama restaurant bi ni mu wéetee nii léegi fu mu nekk ni liggéey bi benn la rek wala nga am client tubaab bi nga xam ne yàgga dina ñëw si yow moom day continuer di ñëw si yow mais fu mu nekk lu bëri la ñu gàllankoor. a ministre ay gunan ni li ma leen mën a wax rek mooy nguur gi dafa war a jàppale Jembereng ndax nag bu weesoo liggéeyu tool yi ñun jardinage bi dong la ñu am di ci fortaatu ay légumes yoo xam ne dañu koy jaayaat club méditerranée bu Cap Skirring bu ñu jaayee ci la ñuy jël faj suñuy soxla waaye tamit faj suñuy soxla doom yi nga xam ne dañuy jàngi kon dañuy yeesalaat rek woote wallu gi jëmale ci nguur gi ngir ñu xool nu ñu fexee def seen kéemtalaay kattan ba mën a suqali tourisme bi rawatina ci gox bi ñu ne. waaye dafa mel ni Jembereng li leen gën a sonal du mbas mi fii géej gi avancé tiital na leen bu baax suuf su bari géej gi nangu na ko xorom si itam tax na ba suuf soosee mënatuñu koo bay. érosion côtière bi sonal nañu trop parce que suñu géej gi dafa suuf la du xeer donc ndox bi bu ñëwee day dóor si dune yi day daaneel filao yi. ndaw yi dëkk bi ak seen association Urok Jiwaat defoon nañu daaw benn campagne de reboisement de filao waaye moyen yu gën a rëy la ñu soxla ngir arrêter vague yi. mu toll nii peut-être ñaan état mu ñëw ak seen partenariat bilatéraux yi pour ñu mun ñu jàppale ñu mun a def ay brise vague ci biir géej gi mun a ralentir vague yi. ci xayma géej gi mi ngi avancé juróomi mètre at bu jot te suñu deful ndànk Jembereng géej gi dina ko nangu fii ak juróom fukki at. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop Younous Diatta doon ñu indil yooyu lay leeral ci diwaanu Jembereng bala ñuy tàggoo baaxee leen xibaar bu ñu fi dab moo di doxub ñaxtu bi nga xamante ne ji coalition du peuple bëggoon nañu ko amal tey ji te ñu aaye leen ko ñu xëy di ko def. teg nañu leen loxo am na ci ñoom ñu teg loxo bokk na ci Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam ci xurum xaq ak ki nga xam ne moo di Damboj bokk ci syndicat jàngalekat yi ñoom la ñu teg loxo police a leen teg loxo ña nga leen jàppee ca place de l'indépendance jamono jiit ñu ni mi ku ne foofee ca place de l'indépendance police ña nga fa ngir daal di taxawàllu kaaraange gi dees na ci dellu si waat ak yéen ci suñu yeneen jotaayu xibaar gërëm leen sant leen ci ànd bi ak télévision Futurs Médias foofee kon la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu yendoog jàmm